siiw du jàmmi boom maa ci xam dara lépp lu yëngu yow la ñoo koy jiiñ yëguloo fekke woo ñu fent wax yu ñaaw amba ba mu bari. salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal bu baax a baax di leen saa yu jàkkaaroowee VIP people mbégte ak contentement la ñuy ànd ak yéen chaque jour mu ngi leen di ñaanal jàmm xewal yu bari sutura yu bari vraiment tey nag seen émission Face à Ria dañoo génnaat beneen facette tey nag ñu ngi fii biir Sacré-Cœur ñu fekk fi suñu sœur suñu sister mu nekk benn jeune boo xam ne vraiment wàllu si lu muy yëngu mu nekk si milieu showbiz bi c'est actrice la mu ngi siy def lu doy waar waaye nag mu nekk koo xam ne tamit jàmbaar la waaye nag tey VIP people moom lañ seet si pour ñu yaatal ñaan yàlla rek lépp lu ñu fi waxtaane mu nekk lu am njëriñ waaye nag dañ koy nuyu Vivi ñu ngi lay nuyu. Ria maa ngi lay fay bu baax. toujours belle. Merci beaucoup. Tu es très belle hein? Merci en tout cas je suis très contente nga ñëw ba fii sama kër seet si ma. di la nuyu di nuyu ñi ñu seetaan. da nga nu xaw a nuroog Viviane loolu moom dégg naa ni. waaw defe naa ni que à chaque fois da nga koy dégg. à chaque fois nga laaj ma ko tamit. waaye. je pense bu fekkee nit ñi dañ koy wax rek c'est peut-être parce que dëgg la. tey amul yenn relation wala musante woo leen gisee wala voilà. non pas du tout sérieusement amuñu benn relation xamuma ko xamuma et puis. mën na la xamaa parce que yaa ngi yëngu ci cinéma. non man xam naa ko nag man xam naa ko bu baax moom nag je sais pas xaw ma. dina la xam ndax milieu showbiz dina leen boole incha allah. incha allah espérons. ñu seet si tey Vivi mu nekk ci série Infidèles vraiment mu nekk jigéen bu mun góor tey moom lañ seet si di yaatal ak moom ci waxtaan yi bëri Vivi nga dugg ci showbiz pourquoi nga choisir dugg ci milieu showbiz. en fait du ma ne choix la. j'ai pas choisi du tout. man dama ci nekkoon depuis bu yàgg comme je dis dama nekkoon ci benn agence de com. bon ñaari agence de com. ci loolu laa mës a liggéey. mais sauf que j'étais derrière la caméra. xam nga nag pour nga xëcc rideau bi jàll ci kanamu caméra bi dafa yomb. dëgg la donc c'était pas un choix je pense que ça s'est fait naturellement en fait. nga ñëw ñu gën la remarqué ci Infidèles. mu nekk benn série boo xam ne sénégalais yépp ñu koy saytaan. mu nekk série boo xam ne vraiment bari na critique waaye bari na ay jàngat. Pourquoi Infidèles? Choisiruma Infidèles xam nga booy def benn métier tu le fais donc je pense que ci yoon bi rek la. dama fekk Infidèles ci yoon bi rek dugg ci. ñëw bi nan la demee sa xarit moo la ci dugal wala dañ la gis sentir sa profil wala. waaw je pense bon déjà à la base comme ni ma koy waxee tout le temps. le fait ma fa doon tàmm di dem di ànd ak Ciara je pense dem naa fa benn yoon ñaari yoon. une fois ñu am benn profil boo xam ne ça collait à moi si lañ ma woo proposé ma ko ça m'a plu donc j'ai accepté. est-ce que fay nañ la lu ko jar quoi. waaw très sincèrement waaw. kon instant yi yoreluñ la dërëm waaye. yoreluñ ma dërëm wax dëgg yàlla yoreluñ ma dara franchement Evenprod mënuma aw ma dara lu ñaaw lu ma leen. kon ñoom ñu ngi fay normal. man de waaw man moom ñu ngi may fay nañ ma normal après. ñu gis ni que série yi des fois pour nga bokk ci yenn série yi dañuy gis ni que dañ lay proposer promotion canapé wala bëgg dara ci yow même bu dee DG bi sax bëgg ko mais ñenn ñu nekk ci entourage DG yi ñoo koy def. mais dëgg la loolu je pense que du cinéma rek fépp la. fépp la mais pour man c'est une question de choix man personnellement ci milieu boobu musuma ci am genre jaar-jaar yooyu déedéet pas ci milieu boobu du ma ni nag musuma daal mais pas ci milieu cinéma bi. donc yow mus nga dund loo xam ne promotion canapé la. waaw même yow sax j'imagine. ban côté la xam nga tey dafa yaatu comme ni nga ko waxee léegi mun na nekk ci bëgg liggéey fenn mun na nekk ci DG wu télé mun na nekk leneen ak leneen ça dépend rek yow ci ban côté proposer loolu quoi. mënuma wax ci ban côté sérieusement mënuma wax exactement ne la côté bii la mais dama la bëgg wax ne la. dund nga ko dund naa ko mais est-ce que yow ba nga ko dundee da nga ko def. non du tout. pourquoi. moom laa la doon expliquer sànq man pour man lépp c'est une question de choix. comprendre nga choix la ngañu ma kenn nag mais man sama bopp laay waxal tu vois.
bu fekkente ni da nga ko gis sentir ci sa bopp yàkkamti fés wala yàkkamti feeñ wala xam nga yàkkamti am foo yegg tant mieux pour yow mais man non et en tout cas tout est une question de choix affaire boobu noonu promotion canapé fépp la c'est dans tous les milieux donc yow tey bu fekkente ni yàkkamti nga ba accepte yaay xool rek choix yaay xool daal en tout cas ñu gis ni série bi bëri na critique comme sénégalais dañuy critique waaye dañuy cons ban jàngat nga ci xam nga infidèle dafa mel ni li jot a xew nii yëpp surtout li xew temps yi nii dafa mel ni infidèle da ko sentiroon pourtant ñu ngi wax lu ne sama micro voilà ñu ngi wax lu nekk ñu ngi doon non ma ni par rapport ak critique yi ci doon am tey lan lañ gis pourtant infidèle amoon na viol dëgg la mais nit ñi bàyyi ñu ci xel ci peut-être yenn détails yi lañ gën a bàyyi xel te tey mi ngi nii du ma ni nag tey viol am na dama ni infidèle joué na fi lu xaw a mel noonu donc jàngat la buñ ci bàyyi xel xam nañ ni infidèle nekk fi pour yàq dafa nekk pour yeete plutôt mais est-ce que tamit du yeete bu ngeen di yeete wala solin yi wala yenn mots yi moo tax tey sénégalais yi duñ ko nangu bon yenn mots yi man inventé wuñu dara de je pense que ki di bind inventé wul dara ki di bind lam bind yëpp c'est parce que daf ko fi fekk li nekk ci série bi yëpp liñ ciy def du fiction en fait du dara loo xam ni dañ ko inventé lu xewul ci dëkk bi lu fi am la donc lu nekk infidèle yëpp moo am Sénégal mais moo fi am mais est-ce que tamit du critique audace bu mu am leena est-ce que tamit du loolu moo ëpp indi coow li non déjà c'est pas Léna parce que du Léna en tant que tel je pense que Tima la et c'est un personnage c'est tout est-ce que tey Tima personnage bu muy jouer yow mën nga ko jouer en tant qu'actrice oui tu peux le faire oui ok donc noo gisee critique bu ñu jël teg ko ci moom du moom comme li ma la wax sànq voilà Tima la c'est un personnage elle a joué un rôle et puis c'est tout sérieusement loolu kese la tey cinéma bi lan la apporté parce que tey ñëpp xam nañ la mais lan la apporté bon ñëpp xamuñu non ñëpp xam nañ peut-être di nga am benn notoriété bu tuuti dina la apporter dans la mesure où tey par exemple dina la ubbil yenn buntu yi mooy genre yan di nga am yenn buntu yi. di nga am copain pour ministre wala. ah yow ok donc parce que pour yow. non de question la. finalité mooy copain daal non mais ouverture mooy copain. non mais mun nga parce que tey en général ñii di jouer série yi dañ leen di gis ñuy voyager ñuy dawal oto bu 70 millions te fay ñu leen loolu côté boobu laay waxee. waaw loolu yëpp mën na nekk. yow la apporter quoi. beaucoup en tout cas ci côté liggéey. franchement côté liggéey côté visibilité ça m'a beaucoup apporté. ok bu ñu fa jógee dañuy dem ci actualité bi. mu nekk loo xam ne que ñun ñëpp gis nañ ko muy viol tey Miss Sénégal 2020. présumé viol. waaw ci lu mu wax loolu lañ jàpp donc tey ban jàngat nga ci am coow li bëri na torop. en tout cas Miss bi xaw ma exactement parce que xaw ma ba tey je ne pense pas que am na lu leer nee nañ lii mooy dëgg wala lee moo dul dëgg. du dëgg comme présumé viol la. mi ngi ci yoon je préfère ne pas wax ci. mais est-ce que tey Amina Badiane wax bu mu wax war na ko mën a wax. loolu laa bëggoon wax sax en fait foofu laa bëggoon jëm Miss bi duma ci wax man li ma choqué rek mooy parole wu Aminata Badiane. noonu la tudd voilà lim ci jot a wax. le fait que mu ñàkkal fayda par exemple mettitu beneen jigéen. muy doomam wala muy moromam peu importe. te loolu dafa am benn jàngat boo xam ne war nañ ko ci am ñun entre jigéen dañu am toujours tendance di duñ jàppalante bokk. dëgg la. je pense que affaire bi ci ñun la njëkkee. ñun duñ jàppalante. dëgg la dañuy xeexante dañuy tuutalante loolu peut-être tamit non d'un côté manque de problème de communication la peut-être dafa waxee xolam rek. wala mu waxee jikkoom du dëgg mais tamit war nañ di bàyyi di xeebalante suñuy problème mais parce que ñoom nee nañ yëgoon nañ ko dañ ko doon bëgguñu woon mu siiw
est-ce que tey même bu ñu bëggul woon mu siiw est-ce que waruñu ko woon encadrer toppatoo avant tey mu toog ci média bi di wax. kan parce que boo gisee nit bu wax rek ci média bi amatul choix muy Miss bi. ah honnêtement je ne sais pas côté boobu moom mënuma ci sori je préfère ne pas sori ci wax. ñu gis ni tamit moom moo dem porter plainte mooy ñoom Mamiko raqu kii bi raqu Marème Dial bi. Biram ñoom la porter plainte. ban jàngat nga am ci loolu. en fait man ñun ñëpp ay sénégalais lañ de moom def na erreur certes. mais est-ce que war na mën a porter plainte. waaw mais xalaatam la gis-gisam la. du dëgg ku nekk war nañ ko mën a may fi nga xamante ni li nga xam ne sa droit permettre na la ko. nga def ko après ñu xam tamit fu muy mujj parce que tôt ou tard wala ala kuli al dina am fu mu feeñee. ñu gis ne que affaire violu Miss Sénégal bi yéen ñëpp ci jug muy yow muy keneen ak keneen ñëpp gis nañ leen ngeen jug di ci wax ci affaire Amina Badiane mais affaire Ousmane Sonko beeg Adji Sarr gisuñu kenn benn jigéen wax ci. affaire Ousmane Sonko Adji Sarr lu muy jur na ko ba pare luñ ci waxati. non mais problème bi ba muy tàng waxoo leen ci comme ça défendoo leen Adji Sarr boo xam ne tey jigéen la. man personnellement waxuma ci affaire bi parce que waxuma ci parce que Fatima dafa ni dañ ko violé wala parce que loolu mi ngi ci yoon. du dëgg mais Aminata Badiane la mu waxee loolu moo ma parce que je me suis mise à la place de certaines personnes. yenn jigéen ñi te fii jigéen ñi ñu fi violé bari na de. trop. ñi nga xam ne dañ koy wax ak ñi ko dul wax sutura nag moo ñu sonal. ñun ñëpp mais ñi ñu fi violé mun naa wax bu fekkente ci sama gàtt xel laay waxee 90% de jigéen ñi ngay xam yëpp dañ leen violé. dëgg la. te peut-être benn 0,5% ñoo koy fësal ñoo koy wax. parce que Sénégal ñoom ba léegi comprendre nañu viol c'est pas cas de que vierge. mooy bëgg a sekkal nit ki mu bañ. sa jabar sax mën nga ko violer. mais bien sûr mais ñoom dañoo jàpp ni ku vierge rek dañu war a violer. xam nga problème bi des fois dañu nekk Sénégal day xaw a nekk benn société bu misogyne c'est-à-dire jigéen nuñ ko maanaam boo amee coow ak góor sax dañ lay njëkk a pointer du doigt yow laaj la lu tax comprendre nga te fekk yow lañ tooñ. dëgg la. loolu moo ñu sonal tamit. parce que naka ngay bëggee ubbeeku wax li la metti pour ñu fajal la sa problème du moment boo ŋaangee wax ko ñu ne la yow lu tax tu vois ça aussi c'est un problème. est-ce que tamit du loolu moo indi tey ñu bëri nëbb seen viol parce que tey boo xoolee jigéen yi bëri jaar nañ ci viol. merci loolu moo tax tey ñu koy nëbb. mais viol bi fu ne nag. du ci mbedd bi kese du ci bureau yi wala nu ñu ko waxee promotion canapé wala quoi que ce soit ba ci biir kër yi lay tàmbalee. dëgg la. ci biir kër yi. lay tàmbale mais comme li ma la wax sutura moo ñu sonal ba ak peut-être bañ ko la ngañ wala waaw sutura la rek loolu yëpp li nga xam ne day xew ci kër te bëgguñu mbedd bi jot ci balaa ñu leen di ngañ looloo ñu sonal. moo tax kenn du wax. nga nekk jigéen siiw dañ leen di dëkkuloo fu ngeen dëkkul. wax loo leen loo xam ne defoo leen ko tey boo gisee ñuy jël yenn kàddu yi wala yenn bët yi di ko xool yenn actrices yi. ban jàngat nga ñam parce que jigéen yi yëpp ñoo ëpp souci que góor yi sax dina xaw a taneem mais jigéen yi. waaw parce que fii nii je pense li ñuy tere jigéen ñi duñ ko tere góor. te pourtant je pense que duma ne yàlla dafa jéng. non déedéet. dafa la. xam nga man toujours damay réfléchir en métaphore bu fekkee dañu yaakaar ni par exemple que. yàlla dafa jël góor yi teg ko suñu kaw donc ñun daf ñu tuutal ñun mësuñu tuuti. waaye nag góor mooy jiite. mais moom laa la bëgg expliquer gis nga boo ko gisee ci benn côté. xam nga boo nekkee yaay. wala parent en général. toujours dinañ am benn doom buñ naan xam nga sama yaay wala sama pap kii la gën a bëgg. kii la gën a lii. mais je crois que dañuy am tendance di protéger ko parce que xam nañ faiblesse bi nekk ci doom boobu. je pense suñu borom nag affaire bi noonu la demee. dafa xam ne jigéen la mu mën pouvoir ba mu am subtilité ba mu am góor amu ko. parce que jigéen du rëbb sooy ah. waaw dama dugal ci gaam boobu. non man waxew ma foofu. dama bëgg wax juste que lu ñu tuutal ñun tuutiwuñu. jigéen tuutiwul. je pense que dafa am yenn jigéen yoo xam ni consciente ñu ci pouvoir bi ñu am consciente ñu ci kenn du xeex ci loo xam ni yaa ko moom. dëgg la comprendre nga.
on a trop de pouvoir en fait ci kaw góor. mais malheureusement dañ nekk ci société boo xam ne dañuy étouffer jigéen daal en somme. parce que gis nañ Ridial ak Marichou nee nañ am nañ doom bu jigéen Ridial dem na ñaani Marichou seen waa kër ne duñ ko may parce que tëgg la bañ jàngat nga am problème boobu quoi. bon loolu ndax dëgg la je ne sais pas xaw ma ndax dëgg la. mais déjà am na lu mu soulever encore gis nga pour man toujours dina am ay problème dañ koy jël def ko cas. alors que dañ ci war a jëlee ay jàngat en fait. ban jàngat lañ ci mën a jëlee. waxuma ni problème bi Marichou. non ndax dëgg la. mais rien que le fait ñu banaliser nit ki tëgg la duma ko may sama doom wala kii géwël la comprendre nga je pense que loolu lañ ci war a gën a mën a xool. que cas bi en quelque sorte mais. xawma daal je ne sais pas xawma ndax dëgg la fekkewuma je ne sais pas mënuma ci sori man lu ma xamul bëgguma ci sori daal. ñu gis benn producteur boo xam ne tey daf la bëgg a takku suuf parce que benn jabar la signé. loolu moom dëgg la moom. non producteur la. ah mais yow kay yaa ñu war a leeral kàlla ci. non loolu am sérieusement. parce que jabar ji si lu ñu dégg mooy jabar ji mu ngi yónni ay nit pour ñu topp la. est-ce que yaa ngi am sécurité bu baax sa kër quoi. sama kër moom maa ngi am sécurité. donc ñoom mais mbedd bi aw ma garde du corps aw ma dara dama xanaa siyaara mag siyaara daal ñooy ànd. léegi kon tey jabar waa ji di yónni nit pour ñu topp la donc tey pour sa génn nan lay demee quoi. kan. man kenn en tout cas sentir ma ne am na ko ma topp de wax dëgg yàlla. léegi takku suuf bi. du yaa ngi nit ñëw sama kër da nga fi gis nit. mais takku suuf kay c'est pas cadre que damay ñëw rek gis kenn. takku suuf la ñu man célibataire kenn takku ma. aw ma jëkkër non. tey ñu gisaat tamit benn artiste boo xam ne tamit muy Korka moom tamit am na même. problème mooy promotion canapé bëggoon na liggéey benn télé DG bi ne ko nañ dem hôtel ban jàngat nga am ko ci boobu quoi. waaw loolu moom Ria fu nekk la comme ni ma la ko waxee rek mais comme j'ai l'habitude de dire lépp question de choix la moom peut-être am na fulaay ne jaral ko. du dëgg mais man bu may wax ci cas yooyu noonu damay wax ci xale yu jigéen ñi. c'est-à-dire nos jeunes sœurs quoi sunu rakk yi. lépp ci àdduna bi choix la du dëgg yow boo yaakamtiwee ba nangu yenn yi sa choix la bu fekkee nag yow da nga bëgg yoon bu metti bi maanaam yoonu bañkat bi day metti nag pour nga yegg dëgg la mais fi ñuy xoolee rek mooy nañ xool ci mujjantal ba nañu xool ñi nga xam ni nangu woon nañ ko fi ñu mujjee ak ñi nga xam ni dañu jëloon yoon bu metti bi fi ñu mujjee. ok mais est-ce que tey jeunes yi walla ñun ñii sax am nañ temps boobu noonu di patienter parce que boo xoolee ñëpp bëgg feeñ ñëpp bëgg nekk star te en plus da ngay gis ku génn benn série kese jàppee boppam star boo ko woowee du la jël. dëgg la bu da ngeen di daje sax ci milieu mu lay xeeb. loolu dëgg la man ce que j'ai remarqué ci milieu bi en fait sa question bi ñaari question la. waaw tontu mais mun naa tontu bu ma neex. li ma remarqué mooy milieu bi xamuñu respect. ok dans le sens où fii boo fi ñëwee yaru am looy bañ di respecter nit dañuy am tendance di la ñàkkal fayda. dëgg di la tuuti di la tuutal. di la xeeb je pense que genre comportement yooyu moo tax ku génn tey télé sentir sa bopp yow tam bëgg def ni ñeneen ñi nga xam ni dañ leen di respecter maanaam yëg sa bopp xam nga. bu ñu la wooyee doo wuyu am benn standing boo bëgg teg sa bopp et tout tu vois. je pense que lépp ci biir milieu bi la rek. ñenn ñi ñoo lay inciter à ce que nga am yenn comportement parce que boo ñëwee yaru am respect am kii dañ lay wàccee dañ lay tuuti quoi wàccee comme li nga wax dañ lay wàccee. mais boo ñëwee am benn comportement man li ma lay wax nii seetlu la de dama ko seetlu. boo ñëwee am yenn comportement yu déplacé yi réew xam nga di xeebaate di nii. mais ñoo lay xàllal yoon bi en fait. est-ce que tamit du complexe bi moo tax. mais complexe lan ban complexe.
complexe instant yi tey ñu bëri dañoo complexe seen xeeb seen bopp quoi. non j'ai pas compris. parce que tey ñu bëri dañuy xeeb seen bopp tey yow Sia yow Vivi tey boo gisee ku mel ni tey benn artiste bu mag da ngay bëgg xaritoog moom mais da ngay obligé wàccee sa bopp. mais t'es xeeb pas sa bopp obligé. da ngay complexe la xeeb sa bopp pour tey. genre benn complexe d'infériorité ngay am vis-à-vis de mais non c'est enfin je sais pas man daal en tout cas li ma remarqué daal laay wax je pense que nit ñi nekk ci biir ñoo lay inciter à ce que nga xam nga dof loola mais nag gis nga ku ci gàtt xel ku ne ba ñu jàpp la naan la non temps yi yaa fi teg tànk yaa fi ne yaa fi yor ci guute rek ngay dëkk. dëgg la xam nga. mieux vaut demee ak xel. ñu gis ni que xalifa général bi woote woon na pour ñii di politique ñoom ñëpp ñu woote paix ñu voté ko mais Ousmane Sonko nanguwu ko ban jàngat nga am côté boobu. bon déjà man moom honnêtement je suis apolitique. malgré que nag j'aime bien di seetaan ay débat politique affaire yooyu noonu mais ñoom tamit il faut ñu joxe exemple parce que defante beeg xam nga. saagante beeg waxante wax yu ñaaw yeeg ci ñoom la commencé ba pare. dëgg la. te je pense que ñoom ñoo ne ci kaw ñoom ñoo jiitu donc ñoom ñoo war a commencer par nekk exemple bu baax. wàññi tuuti defante bi mais je pense que ça fait partie de seen game la bokk seen jeu la bokk tamit. mais est-ce que ñun tey ñun sénégalais yi wala ñun askan bi wala ñun jeunes yi tey soxla nañ violence. kenn soxlawul violence. muy jeune muy vieux muy kenn amul benn dëkk bu soxla violence. amul sérieusement donc. ñenn ñi laay wax bu ñu inciter jeunesse bi à ce que ñu dugg ci yenn xeex yi. voilà yenn xeex yi yenn violence yi. ba tey rek ci sama question mooy tey noo gisee nu ñuy xoolee artistes yi jigéen ñi bët yi ñu leen di xoolee. waaw noonu moo tax ma ne la dañ nekk ci société bu misogyne même bu fekkente ni ay actrices lañ c'est vrai que des fois peut-être li ñuy wane ci Snap yeeg ci TikTok yeeg Instagram yi moo tax c'est facile de nous juger. tey colinu jigéen moo gën a simmeeku bu góor. du dëgg. donc je pense que nit ñi ci loolu la ñuy basé wu rek juger. d'accord merci beaucoup. de rien Ria. dañ lay bàyyi nga tàggatoo après ñu tëj. waaw déjà yow moom yow sama lakkale nga xaw sama xarit nga xaw ma sama loo doon. mais en tout cas merci beaucoup ci invitation bi. di la sant. di remercier ñi internautes yi di ñu seetaan. VIP people di remercier ñëpp. tey Vivi lañ dalaloon seen émission Face à Ria di remercier nag Konté lépp lu baax rek moom la ñun dañuy toog rek di wax na lépp luñ fi wax fekk du yoon ñu ngi jéggalu te xam ne matuñu te nit buy wax mooy juum di remercier ñëpp di leen jox dig daje feneen ak fu ñu koy defee ci beneen thème waaye nag ci beneen daanaan merci beaucoup et à bientôt ciao ciao. siiw du jàmmi boom maa ci xam dara lépp lu yëngu yow la ñoo koy jiiñ yëguloo fekke woo ñu fent wax yu ñaaw am ba mu bari